Serigne Saliou Seck. dal leen ak jàmm élection gox-goxaat yi nu dëgmal daal moo nar a wane xëlu sëlu yu ndaw yi ci biir mbooy gi wane itam daaguy jinne yu màggat yi nga xam ne dàqatuñu gone ndax miin nan seenu ngelaju daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñépp ci loolee lan xëy di wax muy l'Observateur, L'As, Les Échos, Vox Populi, Enquête, Le Quotidien ba ci Source A ñoom ñépp ci liste yi nu déposé te mu amee jafe-jafe lan xëy di wax. L'Observateur moom fésal ci aw xëtam nataalub Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall. journalub RI 15 angle corniche bi ne ci élection locale yi nu jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 yeewi askan wi moo ngi ci ay jafe-jafe ndax nag bëri na foo xam ne seen liste yanu fa déposé dan koo gaan Golf Sud ak Sam Notaire ga ca Géejawaay ca la bokk Kaffrine Mbour Gorée ak Saint-Louis itam coalition yeewi askan wi seen liste am na fay jafe-jafe keneen kuy listam ami jafe-jafe te l'Observateur di ca wax moo di coalition gëm sa bopp tax njiit la di Bougane Gueye Dany ne du bàyyi benn yoon mu sedd dafay yóbbu mbiri ci kanamu cour d'appel Adama Faye tamit journalu Futurs Médias bi nee na fépp ci Sénégal dan ko faa invalidé Les Échos mel ni ko naan tey laa leen di wax la tax ñu gàntal listub Adama Faye fépp ci Sénégal yéenekaay bi ne li nu ko xamal moom Adama Faye nekk rakki Marème Faye Sall nekkitu gorob njiitu réew mi di président Macky Sall coalition bi mu taxawal couleur ya ca nekk dafa méngoo couleur yu coalition Benno Bokk Yaakaar journal bi monté na couleur yi coalition Adama Faye bi rouge bordeaux bu am janta couleur yi coalition Benno Bokk Yaakaar nag marron beige ak bopp façon naaru góor la lii tax ba Adama Faye ne du bàyyi benn yoon mu sedd Bougane Gueye Dany nee na du bàyyi benn yoon mu sedd ci Le Quotidien yéenekaay la waxewaat wax ji yéenekaay bi ne njiitul gëm sa bopp gannaaw bi nu gàntaleb listam ci Ndakaaru dafa geetar moom ak mandataire ba mu fa yabaloon di Bamba Fall te nee nan dinañ dem ca kanamu cour d'appel Vox Populi ne Bougane Gueye Dany kay préfet bu Ndakaaru la ca joxañ baaraamu tuuma ndax nag njiitul gëm sa bopp nee na préfet bu Ndakaaru dafa gàntal ab listam ngir bëgg koo xañ mu bokk ci ñuy xëccoo maire bu Ndakaaru Bougane Gueye Dany yokku ci ne ci ak fàttali moom préfet bi gàntal ay mbiram moo xaatimoon ci ay jamono ab arrêté ngir di ko sant mu dindi panneau publicitaire yi mu def ci Ndakaaru te nag lenn rek moo ko tax a jug moo di bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr mu nar a jonganteek mag yu dem ba ñëw te bu boobaa moom Diouf Sarr moo nar a jël raw gàddu gi Bougane Gueye Dany moo wax ji Vox Populi ne kenn ci ñi nar a bokk ci boobule jongante moo di Barthélémy Diaz yéenekaay bi ne convocation bi nu ko jébbal tax na ba Khalifa Ababacar Sall di ab mentoram xëy di ko tubayul ci biir yéenekaay bi Vox Populi ne moom Khalifa Ababacar Sall li mu xamle moo di ne gaay yi danoo bàyyi ba Barthélémy Diaz déposé ab candidature am ci beere bu Ndakaaru ñu andil ko kayit gu ni mel te loolee nag jubluwun ci lenn lu dul andil ko ay jafe-jafe ci élection yi nu dëgmal Khalifa Ababacar Sall yokku ci ne lii nag moo di salfaañe yellee fi candidat bu samp ndëndëm candidat bu bëgg a samp ndëndëm susu aani ñi bëgg a samp seen ndënd ci yéele élection dina ci bëri ñu ko sempiwaat liste defar sa gox alternative les verts ba ci jàmmi Sénégal ñi ñëpp dañ leen a gàntal seeni mbir ci ville bu Ndakaaru taxawu Sénégal itam loolee moo ko dal ca gor yeewi askan wi moom ca Foundiougne lan koy joxañe baaraamu tuuma moo di ci fukk ak juróom-ñaari communes ya investiru fa ay candidat titulaire te it ca juróom-ñaari communes ya amu fay suppléant si du quotidien Moustapha Guirassy tamit ca Kédougou ga mu sampoon dëndam gaa yi simpi nan ndax naka nee na matalewul lan ko doon laaj préfet bu Ndakaaru di Mortalla Tine ci biir susu aane bépp coalition wala entité indépendante boo mën a doon te li nu la gàntal am nga ca jiixi jaaxa yoon may na la nga saisir cour d'appel journal L'Info ne leneen a ngi loo xam ne si yoon maye na ko te it narunu koo jëfe ci yile élection moo di parité tax journal bi fesal ci xëtam nataalub jigéen jure pancarte bind ca 50-50 maanaam na mbir yi tolloo yéenekaay bi yokku ca ne loolee naka amul ndax boo jëlee Dakar benn jigéen moo nar a jaamaarloog juróom-ñaari góor mu di Soham El Wardini ca Géejawaay Pikine Rufisque Thiès Kaolack Ziguinchor ba Diourbel ak Tambacounda amul benn jigéen bu nu fa jiital yéenekaay bi dolli ci ne te jigéen ñi nekkoon mairesse di Aïssata Tall Sall Mariama Sarr ba ci Aïda Sow Diawara kenn sampaatu leen ci yile élection L'Info yéenekaay tëj wax ja ne ci gàttal daal ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari communes yi nekk ci Sénégal fukk ak juróom rek lan fa jiital jigéen Libération yéenekaay ne lu ci man di am daal ci élection locale yi nu jàpp ci weeru janvier atum 2022 juróom benn fukk ak juróom-ñaari coalition versé nañ seeni caution ngir communes yi ñaar fukk ak benn ngir départemental yi wala ville yi yéenekaay bi ne lii lépp nag bi nu ko xaymaa toll na ci benn milliard yu topp ñetti téeméer ak ñaar fukki milliards yoo xam ne déposé nañ ko ca caisse de dépôt et de consignation juróom-ñaari milliards ci xaalisu CFA la ñuy toppe daara ju kawe di université Gaston Berger ba nekk ca Ndar Géej di Saint-Louis laas yéenekaay mi bind xibaar bi ne ay impôt la yoo xam ne si daara ju kawe ji fayuñu ko ba tax jamono ji bloqué nañ seeni compte waa SAES di kuréelu syndicat yi nekk ci daara yu kawe ne chef centre fiscal bu Saint-Louis lan ca joxañ baaraamu tuuma te nag ñoom waa SAES li nu xamle moo di ne mbir mi nan ko lijjanti ni mu gën a gaawe ndax nag lu mënta wëy la lii nag di tekki ne bay sa waar ba mu sës ca ñag ba ndam la waaye te di sàggan ba liiraam jiitu la ca ñag ba màtt fa nit gàcce la lay jural ndax nag fu màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa rafet
élection yi ñu waajal ci janvier 2022 de élection locale bëri na liste yoo xam ne ña nga ca coalition opposition bi dañ ko jël teganale ci ndakaaru ak biir réew mi waral nag ba ñii de coalition Yewwi Askan Wi war ko waxtaane tey ji bu 13h jotee ci bëccëg bi incha allah. waxtaane ba tey lii di université Gaston Berger bu Saint-Louis foofe nag ñii di service fiscaux ñoom ñu daal di bloqué seen i compte ndax université moom moo leen yoral juróom-ñaari milliards waa SAES naqarlu ko ne loole mun na gàllankoor njàng mi ca université. ab coalition bu am doole ci Afrique wuutu fa nag lii di armée bu jóge biti réew moom la ministre bu affaires étrangères daal di proposé Aïssata Tall Sall nag doon jiite ni ki démb ay waxtaan ngir waajal juróom-ñaareelu forum bu Dakar ngir jàmm ak karange ci dundu Afrique ba tey ci ñaareel pàcc xibaar yi tàggat yaram yéene kay ci technique bi Abdoulaye Diop asalaamaaleykum. dañ koy tàmbaleek élection locale 2022 sous préfet bu commune bu Sam Notaire nag dafa jël teganale ay liste yu coalition Yewwi Askan Wi bu commune bu Golf Sud ak Sam Notaire dogal bi nag ñi ngànk boobule coalition di ko naqar ba fu munta yem ne nag daal nit ñi dañoo tëddeewul ñaaxaanay benn yoon candidat bi di bu Yewwi Askan Wi foofee nag ma nga woon ca buntu préfecture ba ngir naqarlu ko Khadija Maokor Diouf dañ ko déglu ñàkkul laata xibaar yi di buur ñu wëttali Saint-Louis foofe nag commission bu war a réceptionner ay dossier candidature nag ngir local yooyu dafa jàll di rejeter ñetti liste départementale bokk na ci coalition Gëm Sa Bopp Yewwi Askan Wi ak coalition Defar Sa Gox Ousseynou Diop ci ay leeral. ñaari fan ginnaaw ba ñu déposé liste yi jëm ci wàllu candidature yi ci commune bu Ndar ak ci département bu Saint-Louis commission bi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu woowee ñu duppee ko commission de réception des dossiers de candidature jëm ci élection yi war a am ci département yi ak ci commune yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 commission boobu daal nay gàntal ñett ci liste yi nga xamante ni jëm na ci wàllu département bi préfet bu département bi nag mu daal di xaatim bataaxal bu ni mel daal koy jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite woon coalition yooyu bokk na ci Gëm Sa Bopp bi nga xamante ni Ahmed Fall Braya moo ko indi woon Yewwi Askan Wi Malick Diop moo ko fa teewaloon waaye tamit liste bi nga xamante ni mooy coalition Defar Sa Gox bu Baara Diop jiite ñetti liste yooyu yëpp nag dañu jàpp ni benn matu ci moo tax nag ñu daal leen di gàntal ñuy xaaral ni nag wanante fan lay mujjee ki gëtam ndaxte ñetti coalition yooyu yëpp ñoom nee nañu daañu ñuy yàbbi ay waxtu yu néew ci mbir mu ni mel jafe-jafe bi am ci département bi nemmeeku woon ko ci commune bu Saint-Louis juróom-ñett ci candidature yi nga xamante ni ñoom ñëpp samp nañ seen ndënd jàll nañu Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop coalition Gëm Sa Bopp bu Bougane Gueye Dany ñoom duñu am candidat ca ville bu Ndakaaru ndax dossier ba dañ ko jël tege na le mandataire bu boobule coalition nag di Bamba Fall di joxar baaraamu tuuma nguur gi ne dafa bëgg a éliminer maanaam na saxal ay opposants ngir fexe dal ba candidat bi di Abdoulaye Diouf Sarr ne foofe ca mairie bu Ndakaaru niki nag dem ci ngoon maire bi di Bamba Fall nag naqalu na ko ne sax ñi di waa Gëm Sa Bopp dañoo fas yéene daal def lu ne ba yëfi daal di mujjee ci yoon ñu déglu kii di Bamba Fall ci micro beeg Asbarakan. bi ñuy yóbbu liste bi 22h et quelques lañ ko yóbbu bi ñuy déposé ba pare ci bi ñuy déposé bi ñuy wàññee la ñu seetlu ni am nañu ne est-ce que war ñu def 55 au lieu de 45 ci la posé question bi. ñoom nee nañu li ñu soxla ci dossier ci 83 la toll mais ñun 90 la ñu déposé. kon mënoo ñu liste yi matul parce que 83 la soxla te ñun déposé nañu 90 kon dañu jàpp ne liste yi dafa ëpp. problème agencement la ñu am ci diggante suppléants yi ak titulaires yi moo tax bi ñu fiy dellu si waat xam ne ci patam la ñu ko liggéey. te ma remarqué ni ci commission bi am na ñuy xool ni bëtu ni ñu ko agencé baaxul. ci laa ni préfet est-ce que kon dooma may ma xoolaat ko mun ma mënuma la koo may jël naa ko ba noppi loi mayatuma la nga jël ko ma ni dellu si waat ci salle bi ni ko ñun ñuy jotagul damaa bëggoon nag bu la neexee sax ma annulé waat dépôt bi ñun ñëpp ñëw nañu ñu agencé waat à zéro mu ni ma loolu mënuma la koo may daal di génne benn disposition bi ni ma mënoo annulé mënoo retiré mënoo changé mais colonie liste bi yóbbuwuñu plus de 83 dossiers waxul loi am yóbbu nañu 90 dossiers politique la rek dinañ dem ak ñoom ba fa mbaxane nekkee benn
te am na benn vide juridique bu nar a am après parce que bu dee gëm sa bopp moo gagné commune yëpp wala mu gagné commune yu ci ëpp qui sera le maire de Dakar. lii yëpp waral ba coalition Yewwi Askan Wi nag war a amal waxtaan ak taskatu xibaar ci kanam bu benn waxtu jotee ca siège yu parti républicain ngir progrès ci teewaayu ñi jiite boobule coalition loolu nag gannaaw ba ñu jëlee teggee nele liste yu bëri yu coalition boobee ci ay gox maanaam département ak commune yu mim réew juróom benn simili moo tegu ci juróom ñetti waxtu fii ci rajo Futurs Médias. RFM rajo askan wi. yooyu les élections Fatick ñaari fan yoo xam ne ay taskatu xibaar yu ay rajo foofe nag ñoom dañ doon tàggatu ngir daal fexe ba xool ni ñu war a mun a couvrir boobule élection di élection locale di nag taxawaayu CESTI li ñu nag bëgg mooy ñi yëngu ci média yi di ay professionnel fexe daal ba gën a bàyyi xel ñii di ay correspondant ci gox ya goxaan yi ndax daal bëri na daal loo xam ne dañ koy daal di sonn ci ay élection bu amee ndax dañ leen di daal di ciblé am na te gu jaabi ci ay leeral. lii nag ab fàttali la rek ci ñi nga xam ni noonu la journaliste bi war a taxawee ci bu élection amee élection yi ñu jëm nag dañu war cee tabb ñi nga xam ni ñoom ñooy jiite gox yeeg goxaan yi ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllu tasum xibaar dafa am wàllu yaatu woo xam ne dañ ko cee am tar ngir ñu mën a def seen liggéey ni mu waree dafa am nu ñu war a taxawee Ousmane Sène moom journaliste la te itam formateur la ci CESTI. nous allons vers des échéances. ñu ngi jëm ci élection gox-goxaan yi muy jamono joo xam ne werante ak ay coow dina ci bëri waaye journaliste bi dafa am taxawaay bu mu ci war a am def li nga xam ne mooy liggéey bi ñu ko xamee xam ngeen ne élection gox-goxaan yi ci la ñuy tabbee ñii di maire yi ak président conseil départementaux yi loolee askan wi dafa am nu mu ci war a taxawee waaye tamit journaliste bi daf cee war a jouer rôle am bu baax a baax maanaam participer ci li nga xam ne mooy développement gox yi waaye li gën a am solo mooy mu sàmm lii di jàmm ji ak dal gi ci jamono yi. de la stabilité et de la paix. séminaire de formation bi nga ñi ko organisé ñoom ñooy di waa CESTI ak itam fondation Konrad Adenauer ñi nga xam ne nag ñoom la ñu gënoon taamu mooy journaliste yi nekk ci région yi rawatina ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ci rajo communautaire yi Mamadou Ndiaye moom mooy directeur CESTI. askan wi ñun ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey ci média yi il faut ñu jàppale leen pour ñu xam ku bëgg a nekk maire bu nekk candidat bu nekk lan mooy programme boo ngeen xamee programme ba pare ngeen tas ko ci anam bi gën a rafet gars yi waxtaanee ko ba nga xam ne képp koo xamante ne dafa nekk ci benn maire yi bu ñu ko falee dinañ mën a suivre lu mu diggee woon ba xam ndax bilan c'est positif wala c'est négatif loolu journaliste yi pour man amul keneen koo xam ne mën na ci dimbali askan bi. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bokkoon ci séminaire bu ni mel ñaaxaat nañu leen itam bu baax a baax ci ñi nga xam ni noonu la journaliste bi war a jëfandikoo les réseaux sociaux yi taxawaayu CNRA ci bu élection amee itam fàttalil nañ ko ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllu tasum xibaar te bokkoon ci formation bu ni mel Aminata Goudiaby Fatick RFM. ay services fiscaux yu Saint-Louis nag ñoom ñoo dem bloqué contre université Gaston Berger foofu ca Saint-Louis ngir nag laaj ñu fay leen seen juróom-ñaari milliards dogal boobu nag syndicat bu boole ñiy jàngale ci njàng mu kaw mi nag dañ cee àndul te sax mën na gàllankooral njàng mi ca université yi Ousseynou Diop. ak RFM kumpa jeex na. université virtuelle bu Sénégal nag étudiants yu promotion 5 ñoom dañoo àndul ak quota jëm ci master ñu sax fas yéene amal ay actions yu bëri ngir dal fexe ba administration bu université virtuelle du Sénégal di UVS bàyyi boobule coppite étudiants yi nag yu promotion 5 bu UVS nag doon waxtaan niki démb ak waskatu xibaar yi seen porte-parole maanaam ki waxoon seen i kàddu mu ngi wuyoo Mbaye Diop ci micro beeg Asbarakan. ñun tey li ñu fi indi mooy dañoo am naxaar ndax dañoo nekk université virtuelle ba muy metti di muñ ba heure bi ñu bëgg nu bundu xatal fi ñu nekk ba dëkk di baax xale moo daan jalgati mais tey ay mag noo jalgati tey bu ñu demee ba administration université virtuelle ak ministre de l'enseignement supérieur di jalgati ab yoon donc bind ay mémorandum jéem a négocier ak ñoom mais ba tey faale wuñu ñun nag lu ñu jël suñu avenir di ko sacrifier ndax ba ñëpp tawee ñun noo fi nekkoon gëm UVS di jàng licence dañ ko def 4 ans loolu weesuwul muñ nga étudiant UVS bu doon sëy ñu ne jéeg bu mën a muñ la dañoo muñ ba sonn suñu muñukaay nag moo jeex nous sommes trop pacifiques mais dañ leen di wax la prochaine fois dinañ passer à la vitesse supérieure mënuñu nangu tey loi 2011-05 du 30 mars 2011 ne bépp étudiant bu am 180 crédits am moyenne 11 ñu sélectionné la ñu indi ay quota di indi ay lëndëm la yoo xam ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te pare guñ ko nangu ko indi nañ seen sélection ñu doon 2200 étudiants ñu jël
mili 835 étudiants yi ñu ne duñu leen jël ñu dem di négocier ak Moussa Lo mu naan dañ ñuy yóbbu si domaine privé yi ñun domaine privé taxuñu jug bëgguñu ñeneen ñi mer ba futtu di ay jaaykat ca marché Ngelaw ca ñaari tali fi ci Ndakaaru nag ñaari at tey ñu ngay daw ci ginnaaw seen maire ngir ñam seen i cantine te sax loolee ab dige la woon la ñu wax ndax dañoo daal di yàqate seen cantine yu yàgg yi ñoom it ay commerçant foofu ca marché Ngelaw ne ñu ngay wër booba tey ngir am audience ak kilifa yi gox ba foofee waaye dara ni ki nag démb ñu amal seen i sitting ñu déglu nag kii di Mamour Malick Sy di président boobule collectif ci micro bi gas baaxakan boo bee léegi ñu ko waxante moom 4 fois dem nañ foofu mairie dañuy jox audience bu ñëwee mu dem yoonam mu ne dafa am empêchement nangul wax ak ñun doo fekk 2 mètres nga dem def ko 5 mètres nga ne te nangu wax ak nit yi kon am na lu dugal ci biir boo fekkee place 400 place la fi fekk su jëlee léegi fekk 2 mètres nga def ko 5 mètres kon xam nga ne 400 place du fa nekkaat kon léegi mooy da nga bëgg fa carte yëf jàmbur nga ne nag léegi da nga bëgg mairie loolu duñ ci d'accord te duñ ci d'accord suba duñ ci d'accord gannaaw subak léegi liggéey bi na arrêté taxaw tey soo arrêtéwul taxaw ëllëg lu mu gis mooma na Macky Sall xam ne problème bu fi ñëw moom moo assumé loolu dawuñu naburu laktuwuñu te lu ne jaral nañu ko na arrêté liggéey bi ba ñu wax ak moom ba pare ba ñu xam lu ñu doon bu deful lool ëllëg lu xew na Macky Sall xam ne jibaat moo responsabilité nabbuwuñ laktuwuñu na bàyyi suñu yëf jox ñu ci jaar ko ci yoon boo xam ne la maire moom fii maire lu mu fii moom moo fa toog dana yàggale mandat bugg nangu suñu yëf na bàyyi suñu yëf delloo ñu suñu yëf bu buggee jàmm su buggul jàmm nag lu fi xew ñu xam ne moom moo responsabilité. ba tey ñeneen ñu war a seen i naqar ji ñi loru ci TER bi di saxaaru courant bi nga xam ne daal war na tàmbale ñoom nag dañoo ñëwaat ngir waxtaane seen i naqar ne sax dañoo fas yéene dem bloqué saxaar si fa muy jaar bu tàmbalee ñoom nag loru ci liggéeyu TER bi nag ne booba tey daal ñu ngi dund lu metti Nafissatou Ndiaye demoon na fekkee seen ñaxtu démb. ñi loru woon ci train express régional bi mer ba futt lañu def li ko waral mooy ñàkk sàmmonteeg digle yi nga xam ni nguuru Sénégal def na ko ñeel seeni nàmpaay victime yooyu le ñi ngi artu ni dinañ taxaw bloqué TER bi bés bu tàmbalee daw. ñun nag ñu ngi taxaw di négocier ñoom boobu ba léegi nanguwuñu ñun duñu ko nangu bu ñu taxul duñu digaale ñun fii ba caare ba tëngeej ba jam ñaayo duñu ko nangu dañuy génn TER bokk ci projet yu gën a fës yu nguuru Sénégal mu bëri lool ay jafe-jafe yi nga xam ni merloo na bu baax yenn ci sénégalais yi Ibrahima Cissé di njiitu ñi loru ci TER bi. Il y a des pratiques nébuleuses. dafa mel ni fii lu ñu fi nemmeeku mbir mu doy waar la ndax ñoom dañoo recensé lu ëpp 1500 ménages ne ñoom ñoo fi ne te ñun lu ñu fi gis motul sax 600 et quelques ménages donc dafa mel ni dafa am loo xam ne dañ koo jëlee feneen bugg koo profité ci mbir mi daanaka daal di luubal loolu nag duñ ko nangu. Ces autres ménages-là. Il faut qu'ils clarifient ça à la population. ñoom ñooñu leen nag ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma APIX tey sàkku ngir mu andi ay leeral ci recensement yi. On ne doit pas se glorifier aujourd'hui. ñoo ngi bàkku di naan TER bi jar na koppal gu baree bari ak waaye man damay naan lii deltu ginnaaw la xoolal ñaata ndaw ñoo ñàkk seen liggéey ñaata entreprise ñoo tëj man pour man foofu la ñu war a gën a insister moo gën ñuy ngurum toog di bàkku di naan TER bi dafa bari koppar guñ ci def ndax Sénégal li ñu war a jël bu njëkk moom mooy jël nit ki jiital ko ci bépp projet bu ñuy def. ñi loru ci TER bi jamono ji xamuñu fu ñuy teg seen tànk bu nu sukkandikoo ci seen njiitu mbootaay bi ñeenti at a ngi nii ñu nekk ci situation bi ba tax na ñu ngi ñaan nguuru Sénégal ngir mu jox leen seeni ndàmpaay ba mu mat sëkk. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ministre bu yor biti réew des affaires étrangères maître Aïssata Tall Sall nag li mu bëgg mooy ñu samp ab force maanaam daal ab intervention ci Afrique daal boo xam ne dafay daal di wuutu l'armée buy faral di jóge biti réew niki nag démb moom ak ñi seen xel màcc ci wàllu kaaraange nag doon waxtaan jëm nag ci waajal joxum ñaareelu forum bu Ndakaaru jëm ci jàmm ci dundu Afrique ñu déglu leexal Ibrahima Diamé. Sénégal di waajal forum international bu jëm ci wàllu stabilité ak kaaraange Afrique fii ci Ndakaaru waral kon ay experts ñu seen xam-xam màcc ci wàllu kaaraange ay journaliste éditorialiste ak ay homme de tenue di joxe seeni xalaat ngir kaaraange Afrique di waajale ndaje boobule Aïssata Tall Sall moom mooy ministre des affaires étrangères
étrangères. Forum de Dakar nag dafa nekk benn kuréel ba nga xam ni président Macky Sall àndoon ci sax ak président Macron bu njëkk ñoo ko fi sampoon fii ci Dakar ne at mu ne dañoo war a daje fii Dakar di càmbar suñu mbirum kaaraange nag lu amal solo suñu réew yi la. gis ngeen li xew Mali gis ngeen lu xew Guinée gis ngeen lu xew feneen ak feneen. li ñu seetlu moo di que ne ñu bëri dañuy intervenir rawatina forces étrangères ci zone yi nga xamante ne xeex bi bëri na fa ay doomu aadama yu dul jeex di fay ñàkk seen bakkan waaye nag taxul yëf yi fay ministre des affaires étrangères jàpp ne nag jot na Afrique am force d'intervention boo xamante ne moom mooy taxawal boppam. waaw Afrique yore kaaraange boppam loolu moom defe naa wax nañ ko waxtaane nañ ko. général Youssouf mi nga xam ne Nigéria la jógee loolu la fi doon wax maanaam force armée africaine boobu nga xam ne ñu ngi koy ñu tabax ko bu mu dëgër parce que wax na ko nee na boo jëlee réew bu mel ni Sénégal seen forces armées gàcce ngaalaama comme yu mel ni yu am Mali wala yu am feneen fekk armée boobu ci Afrique lay soqee ko ñëw taxaw défendre Afrique loolu wax ju am solo la te yaakaar naa ñun du ñu war a def rek mooy di wéyal liggéey boobu di continuer di ko liggéey ba tabax boobu ñu bëgg tabax armée boobu ñu mun ko tabax te mu doon njëriñu Afrique. Forum international bu Ndakaaru nag jëm ci wàllu paix ak sécurité ci continent africain ñu ngi ko war a amal ci bésub juróom-benn fan ak juróom-ñaari fan ci weeru décembre bii di ñëw. Sport Weekend dañ ci ànd ak Mal ci ñox Diagne. daal leen jàmm ci Sport Weekend ñu ko doore ak tournoi CEDEAO danoon amal final bi ci Aserji ca arène nationale final ga nag dañ ko amal ci ñaari pàcc mu jëm ci final bu njëkk bi dox ci compétition en individuel muy kon juróomi mbër yi gën a xarañ ci juróomi catégorie bokk ci réew yi ñëw ñooy kon jongante seen biir ngeen ñu xam ci wàllu wu ni mel ñu ci gën a xarañ buñ ca noppee nag dugg ci final par équipe bi Sénégal dina ca bëree ak waa Niger gannaaw nag qualification yi bañ ca génnee entraîneur équipe nationale bu Sénégal bi di Ambroise Sarr ne xool na jàngat na gis na waa Nigérie te xam na man xeetu mboot mooy li leen ji daan ngir Sénégal dégg daali ci jongante googa ñu déglu Ambroise Sarr. kontaan rek di xaar nag final bi samedi contre Niger yàgg nañ tase nag xamante nañu waaw li ci des kañ xale yi pare nañu ñoom it pare nañu yàlla moo ci des mais dañuy ñaan maam yàlla bi xam ne mooy maye ndam nañu may ndam. mais Niger li mu wane ñu door ko 2-0 mu remonté gagné 3-2 ndax loolu di tiitulu leen. dama la ne kooku yëfu cuune la. parce que man du ma la gagné 2-0 di utaat damay samp du ma daw damay samp ba pare di dox sa kaw. boo ñëwee ma bloqué la avancé ak yow nga am avertissement ma géré 2-0. mais final bi samedi du yomb de sa diggante Niger. waaw xam nga final du yomb. final amul benn final bu mu fa yomb. moom kay nañ ñaan maam yàlla rek mu ànd ak ñun comme ni mu doon ànd ak ñun. ñuy waxtaanee wàllu football léegi dañu gis ni Aliou Cissé daal dafay daal di ko yëkkati kàddoom daal di tontu nag ci ñu koy tuumaal ni moom équipe yu ndaw yi rek la mën a dóora moom nag ne équipe yu ndaw yi ak équipe yu mag yi nekk ci Afrique yëpp la bokk yamale Afrique moo xaw a métti waaye nag yéen def seen kéem kattan gi daal di kon dem ci coupe du monde bi loola mu ngi ko wax ci bu ñu siiwal liste xale yi war a teew ci jongante yi war a Sénégal war a amal seen diggante ak waa Togo ak waa Congo loola ne jàpp nañ ko fukki fan ak benn ak fukki fan ak ñeent ci weer bi ñu ne di weeru novembre Aliou Cissé ci micro Soda Thiam. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens nous disent que on ne bat que des petites équipes. tey yaakaar naa ni ñu bari ñooy wax naan ay équipes yu ndaw rek la ñuy dóor ñoo ngi ñuy xaar ak ay équipes yu mag waaye ma leen di wax ni ñun équipe bu mag lanu ma leen di xamal ni yeneen équipe yi bu ñu wóoloo seen bopp ñun tamit naka noonu ragaluñu benn équipe ndax liggéey nañu bu baax ngir mën a jëmbal sunu bopp ci Afrique ak àdduna bi yépp xam nañ ni gagné coupe du monde du lu yomb mi ngi mel ni ku bëgg a gagné CAN bi faaw nga liggéey bu baax. comme ni ma ko waxee léegi rek amuñu benn jeexi jaaxa ci sunu bopp xam nañu sunu bopp ñi ñuy jàmmarloo itam xam nañ seen bopp équipe bu Sénégal ragalul kenn pare nañ pour dem coupe du monde liggéey lay laaj te dinañu liggéey bu soobee yàlla. Voir qu'elle soit là qu'elle soit pas là moi ça ne me dérange pas mais jusqu'à présent c'est pas quelque chose qui arrive à me convaincre en réalité. Moi je pense que le football doit rester ce qu'elle est faut pas trop la dénaturer quoi. football bi ci biti réew ak France ci samedi gi daanu amal fukk ak ñetteel bi journée seen championnat ne jongante dina doxee ni Lille mooy laale ak waa Angers Paris Saint-Germain dina suwe ak waa Bordeaux. ci Angleterre am na jongante bu gaa yi xaar ci ngoonub tey gi mu nar a dox diggante Manchester United ak waa Manchester City. Chelsea mi jiitu di équipe bu Edouard Mendy ñoom daana kon laale ak ñii di waa Burnley ci waxtu weneen woo xam ne Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté dina kon dalal équipe bi di Wolverhampton
ci Espagne itam fukk ak ñetteel bi journée des ko tàmbali ak jongante bi dox diggante Espagnol Barcelone ak waa Granada ñii di waa Barcelone ñoom daanu kon laala jéeg waa Celta Vigo ci weneen jongante Real Madrid mooy dajante ak waa Rayo Vallecano. Allemagne itam dafa amal jongante Bayern dina kon laale ak waa Fribourg loola kon ca terrain bu Bayern lañ koy amale Stuttgart laale ak waa Augsburg Hoffenheim dafay dem kon fekk ñi di waa Bochum Leipzig joué ak waa Dortmund. ca Italie dañoo ko jeexale ak fukk ak ñaareel bi journée Atalanta de Bergame moo dee joué ak Cagliari Juventus de Turin ak waa Fiorentina faw nu jongante Torino itam dafa fekki ñi di waa La Spezia. loola ci tënk mooy xabaar tàggat mi jaa nga ñëw ci déglu bi yendu jàmm. jaajëf ma la ci ñox Diagne. RFM nit ñi yéen a kaay. Savon de Marseille.